tey jii nii même bu ñu yemoon ci bourse de sécurité familiale. parce que normalement ñoom dañu ne dañuy aider les familles les plus démunies les plus vulnérables. ça veut dire que ñi xaaruñu woon à ce que bourse boobu ñu maintenir leen dans cette pauvreté là. ba koy généraliser sax voilà très bien même si ñun xam nañ ne effectivement. dañu naan pauvres yi lañ ko jagleel. mais ñi koy recevoir tey ils sont loin d'être les plus pauvres au Sénégal. déjà recevoir nañ fi que Seydou Diouf. nekk le président de la commission des finances. de l'Assemblée nationale lu mu ñu wax mooy RNI bi fichier bi ñu basé wu pour envoyer xaalis bi. nee na jaarul yoon. te kooku il est très bien placé. tous les couacs yi nga xamante ni noté woon nañ ko ci distribution ceeb bi doon wax ne effectivement am na ñoo xamante ni yeewuñ ceeb bi te jot nañu ko lu ñu expliqué woon mooy que ñooñu kat on ne les a pas inventés ci RNU bi lañ leen jëlee. ci la ñu dem ba ci biir ñoom seen bopp ñu ne ils ont vu que RNU boobu dafa am effectivement des doublons ak ñoo xamante ni génn nañ àdduna bu yàgg ak ñoo xamante ni seen condition changé na bu yàgg et cetera donc ce qui fait que nañ leen di remplacer mais ay nit ñoo xamante dañ leen a tànn rek. Oustaz Assane tey ñu ngi jublu ci nawet baykat yi di waajal li nga xamante ne mooy hivernage bi tey est-ce que gënul woon yenu maana quand même surtout Sénégal bu ñuy wax ñi nga xamante ni ñoo gën a sonn mooy ñi ne ci dëkku kaw yi est-ce que tey gënu woon yenu maana ñu dem fekk leen ci ñoom seen jafe-jafe ñu réglé leen que ñu leen di envoyé 80 000 francs. jërëjëf foofu sax laa bëggoon tàmbale waaye li may wax mooy askan wi ñoom sonn nañu sonn boo xam ne. bépp ndimbal buy ñëw ci ñoom moom. ñu encaissé dañuy jàpp ne moom matul. ban président Macky Sall bu yorul sama numéro mën naa ko jox en direct. bëgg naa jot si 80 000 francs. voilà nga jot nga xam ne di nga ci réglé problème mu ñaari fan ak yu mel noonu. ba 80 000 nawet la. en général boo demee ci dëkku kaw yi 80 000 mën nga béy ba nawet bi jeex. daanaka ay 80 000 nga am mën nga ko bañ a am sax. xëy na nag boo nekkee réew taax yeeg yu mel noonu da ngay naan 80 000 de moom benn fan rek laa koy kii mais am na lu mu représenté ci li nga xam ne mooy kooku nga xam ne taaba benn fan bi sax yenn saa yi 150 lay am te 80 000 boo ko divisé par 365 jours da ngay gis ne jour bu nekk am nga 200 francs 219 francs daanaka maanaam mais loolu. dama jàpp ne nekkul idéal pour dimbali askan woo xam ne da nga ko bëgg a jëlee ci benn point yóbbu ko ci beneen point. dama yaakaar ne priorité bi dafa war a am tuuti long terme nga xam ne agriculture bii bu fekkente ne su xaliwuñu ko dinañu continuer di aajowoo ndimbal. ñun ci Sénégal rek ngay fekk koo xam ne moo waroon dimbalaate muy laaj ci ndimbal mooy kan mooy béykat bi. boo demee ci réewu tubaab bi tey boo demoon États-Unis ñoo ëpp xaalis. waaw béykat ya ñoom ñooy dimbalaate. parce que ñoom ñoo yoree ressource naturelle bi nga xam ne foofu la développement départ. boo demee ci béykat bi da ngay naan dimbale ma mais depuis Afrique bu mu nekk Afrique ba léegi depuis l'indépendance béykat laa dama néew doole parce que béykat laa. te loolu fekk béykat demul bay dimbalaate rek xamal ne ñun amuñu développement. kon côté boobu yaakaar naa la ñu waroon seet. nan la ñuy def ba ñu suqali mbéy mi comme li nga wax ñu ngi dem ci nawet nan la ñu war a waajalee nawet bi préparer ko am na beneen problème boo xam ne encore mu ngi yootaat amoon na daaw jéeg te mu ngi yootaat ren muy inondation yi yooyu itam dañuy bàyyi ba mu taw ñu door cee soobu te fekk loolu problème yu ñu bett lañu yoo xam ne sax bettuñu daf koy indiwaat muy répété waat chaque année kon dama yaakaar ne daal ndimbal yooyu dem ci ñi nga xam ne yooyu nañ ko lu baax la loo xam ne xëy na ki mu jëmul ci moom mooy jàpp ne loolu baaxul waaye ki mu jëm ci moom dina jàpp ne lii de mën naa ci dund ba chaque jour mën naa am 200 francs fii ba at mi dee loolu wàññil na ma parce que xëy na kooku dina am ci journée bi daanaka du am sax lu mat 500 francs kon loolu am na kii mais loolu du façon boobu la ñuy mën a suqalee askan du façon boobu la ñu war a mën a dimbali jàngal la napp moo gën ñu lay may jën askan da nga koy encadrer da nga koy jàppale pour mu mën a suqali ko waaye boo ko naree suqali da ngay dem ba nga sonn dafa am yoo xam ne ku mënul taw mënuloo ko mënuloo dem ci buntu kër Sénégalais bu nekk nga ne ko ceeb baa ngi nii am lekkal biscuit baa ngi nii lekkal kinkili baa ngi nii lekkal da ngay kii ne man awma loolu lay kii mais boo créer condition yi nga xam ne mooy tax ba nit ki ci boppam bu nga créer ko environnement boo xam ne bu bëggee bay mën na bay bu bëggee liggéey mën na liggéey kooku yow da ngay gérer rek mais dootoo da ngay encaisser ay impôt sax
ci moom du mel ne nag woo xam ne da nga koy ratta léegi di ko jariñoo loolu yaakaar naa ndimbal yi carrément foofu lañ ko war a mën a seetee pour sénégalais ci seen bopp ñu nekk source boo xam ne ñoom ci seen bopp ñooy dimbale seen bopp ñoom ci seen bopp ñooy nekk léegi source boo xam sax ci la ñuy jëlee ci ñoom comme boo xam ne ci la ñuy tabaxee Sénégal. d'accord Mame Birame Wathie Papis Gaye mi ngi lay nuyu nee na waa Mauritanie yëpp ñu ngi lay déglu bëri nga nag ñu lay nuyu ci live. ok waaw maa leen di ziar waaw bëri nga ñu bëri ñu lay suivre ci ay fans mi la waaw say fans la ñu ngi ci live YouTube bi Walf TV mais Ramatoulaye moom amul ay fans. non Ramatoulaye du am fans. bari na ay fans Ramatoulaye du am fans loolu sonn na lu ma. man kase maay fansam DJ yu mooy sama fans numéro yow yaay sama adversaire numéro 1 nga laa. baadu noonu privé la. boo demee Thiès bari na fa ay fans li taw. Ramatoulaye si yow boobu laay das. Mame Birame mi ngi wax léegi lu am solo. ci bourse familiale xam bourse de sécurité familiale. Alors président Macky Sall dafa ni woon ci njëlbeen bi loolu pour ñi nga xamante ni dañ leen xaw a menacé wa de sécurité alimentaire. politique de réduire un peu la pauvreté des na parce que nit yi waruñu yokk ñi ngi jàppale une certaine couche ñi ngi leen di jàpp mais couche boobu on voit que de jour en jour également mi ngi gën a élargir kon war nañu toog xoolaat qu'est-ce qui ne va pas ou bien xool beneen stratégie. boo xamante ni xëy na bu ñu leen ko tegalee ñii kat dinañu dem ba dinañu jógee par exemple ci benn chiffre bu may joxe rek par exemple ci 100 personnes yoo xam ni ce sont des personnes vulnérables ñu leen doon jàppale tey jii bu ñu avancé kon 100 personnes yooyu normalement bu fekkee taxaw nañ leen jox leen tout ce qu'il faut accompagner leen ba ñu mën a demal seen bopp on va plus parler de 100 personnes mais on va parler peut-être de RNU boobu nga xamante ci la ñu basé woon c'est vrai que nee nañu beaucoup de personnes yi nekk ci biir tey jii décédé nañu. ñàkk nañ nekkatuñu ci kaw suuf kon léegi xaalis boobu ci ñan lay dem exactement est-ce que famille yu ces personnes disparues là ñoom ñoo koy récupérer donc lu ñu war a xoolaat la mettre à jour RNU bi non seulement
mais également xool la politique qu'il faut pour réduire pauvreté bi carrément au lieu que naan rek y a 5% de la pauvreté boo xamante wàññeeku na xool surtout les jeunes boo xoolee moom njiitu réew mi ngi doon wax que dafay consacré